bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi nuyu nañu leen sant leen gërëm leen nuyu sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gudul jeex dem itam ci hôpitaux yi clinique ak dispensaire ziar ñi nga xam ne ñooy malade ya fa nekk ñaanal leen kendal ak jàmm ñaanal leen wér ñaanal itam ñi nga xam ne ñooy acteur de la santé yi ca noonu la ñuy demee itam seeti ña nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di masalu coono toogaay yooyu di ñaan yàlla yal na ko yàlla def barke ci ñoom te itam ñu gaaw jóge ca bërëb yooyu ba dem doxi seen ay soxla ndax dana ci am solo lool ñaanal ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu suñu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu waay mën a féete ci Sénégal ñu ngi leen nuyu di la ziara ñu ngi nuyu waa Bawol Touba Mbacké ñu ngi nuyu waa Saloum di nuyu itam waa Tivaouane du ñu fàtte waa Gandiaye fàttewu ñu leen fépp fu waay mën a nekk rek macha allah ñu ngi lay nuyu di la ziara nuyu bu mag bi nag tey dañ ko jox Saloum yi yéen a ngi seetaan seen émission wareef nag bu ñu ko waxee dafay émission boo xam ne dafa baaxoo di ànd ak ay thème mu mel ni thème bi ñu jëloon mooy thème mu accueil maanaam dalal mën nañ ko waxee noonu moo tax waa dalal xel itam ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax dalal ak jàmm ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne rek accueil la ñuy waxtaanee numéro téléphone bi di 88 628 22 22 88 628 04 05 bismillah leen ànd ak ñun gërëm nañu sponsor yi bu baax a baax rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy waa Kaera cosmétique Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax a baax macha allah. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar soxna si nga xam ne moom la ñu dalal tey di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér amiin yaa rabbal di ziar waa Pire Sañoxor sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé ak notable ya fa ne yëpp ginnaaw dañoo xaw a naaje tey ñuy daaj ko yemale foofu tey ñaanal ñëpp naaje boo xam ne erreur technique problème technique la waaw voilà du ñàkk est-ce que du yaa tardé déedéet kon tey problème technique la jonga ma tardé wul waaw mais du ñàkk ci liggéey macha allah tey seet féexagul ñu wàññi ko dafa sedd bu yàggee ma defal leen sama bopp ndax ma nekk ci jàmm soxna si yow itam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax may fàttali ne yow itam sa liggéey dafa jëm ci wàllu formé ak accueil benn lay doon bu ñu la doon wax luy sa métier lan nga ñuy wax. salaamaaleykum soxna Mame Diarra. waaw noonu la salaamaaleykum soxna Eva. jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu Ndoye Bane mon frère ami bi ma fekk ci plateau bi. di am mbégte lu bari ak honneur tey partager plateau bi ak yéen. di nuyu également téléspectateur TFM ñuy déglu yëpp duñu seetaan ak képp koo xam ne rek mu ñuy reconnaître. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di am encore une fois honneur la ci man ak mbégte toog tey ji partager plateau bi. ndax sekk waxtaan bi ak yéen. ci wàllum accueil dans l'administration publique. man sama liggéey comme ni nga ko waxee. effectivement chargé de programme là au niveau de l'ANPEJ. D'accord. muy structure boo xam ne que dañ ko jagleel accueil ak orientation formation des jeunes ak insertion. Très bien. maanaam pour taxawu leen accueillir leen tette leen pour waxtaan ak ñoom dalal seen xel mais itam pour orienter leen ci service yi nga xam ne que mën na leen jàppale ëllëg ba ñu am ab xëy. yaa ngi ci accompagnement stratégie développement. tout à fait et tout ce qui s'ensuit. et tout ce qui s'ensuit effectivement. alhamdulilah dégg naa la ngay posé Ndoye Bane question ne ko ndax wareef émission religieuse la yaa yey di ko laaj da nga sonn ayca Ndoye Bane voilà noonu la ñuy introduire ki nga xam ne mooy Mame Diarra di kontaan ci moom li may wax nekk xale du tee nga jëfee mag macha allah ndax itam expérience baax na lool ci doomu aadama bi xale yi nañu bàyyi xel bu baax mag ñi nee naa yenn xeetu liggéey yi expérience boo ko ci amee daf lay yokk ne da nga dem ca école ba ñu jàngal la li sam papa doon wax ne l'école nous instruit la vie nous enseigne enseignement yi gën a mag doomu aadama bi mi ngi koy jëlee ci àdduna da nga dem ci école ñu jàngal la nga am say diplôme waaye boo nekkee ci àdduna dana am mbir moo xam ne di nga jànkonteeg moom lu la école bi jàngalul ku yëboo teey mu mel ni nag wàlli accueil itam ki ñu ne na accueillir nit njaay lay doon ki ñu ne na accueillir nit ku xam àdduna lay doon ki ñu ne na accueillir ku am ràññee la war a doon ndax bu ñu la nee na nga dalal ka nga
xam ne xel mi newut ak moom kenn du ko sant ne ko dalalal ndax xam nañ ne dafa perdre ay raison am mu mel ni nag mbir mi boo koy liggéey itam dafa bokk ci mu ànd ak yar ak teggin ràññee xàmme soxna Diarra noonu la am du noonu. ah noonu la li nga wax moom macha allah. mun naa ne mënuñu ci yokk lu bari parce que effectivement soxna Eva. boo nekkee ci wàllum liggéey ak bërëb bu mu mënti doon moo xam ci secteur santé la moo xam ci secteur justice la moo xam ci secteur administration publique de manière générale. surtout ñun ñi nga xam ne secteur jàppale ndaw ñi pour ñu am xëy la nit ki ñëw dafay ñëw ak ay ñàkkarem ak tiisam ak jaaxlem. yow tey ji mu fay fekk da nga ko war a dalal. te dalal boobu nga koy dalal lu la ci permettre mooy il faut nga am une certaine générosité parce que on le dit souvent. La générosité est fondatrice du partage. ak solidarité. parce que boo généreuse di nga mën di partager nit ku lu bari di nga ko mën di dalal di nga mën di wax ak moom di nga mën di wàccati sa ñaqarem. parfois on rencontre dans la vie de tous les jours ak suñu liggéey. des jeunes yoo xam ne kii carrément da nga leen xool xam ne ils ont perdu espoir. kooku boo amul empathie maanaam di mettre à sa place. ak yëg-yëg ak yëg-yëg. fusion bi mooy les relations humaines les sentimentales. nga am ay valeurs intrinsèques yoo xam ne que tey jii da lay permettre que nit ki bu taxawee nga jàppale li muy dund kat mënoon naa ci dund man mii wala li muy dund sama frère wala sama papa sama yaay mën na ko dund. boo nekkee place am yaakaar naa di nga ko accueillir na mu ko waree. ak la manière qu'il faut. ak façon ba te loolu xam naa bu di waxtaan bi demee ba ci biir dañ ci xuus bu baax a baax. très bien xam naa ne da ngay def politique yëg naa lépp xam naa lépp man itam dama architecture dama yëg mais da nga wax ci sa biir wax nga wax les valeurs intrinsèques. lu am solo la. tout à fait lu am solo la bu ko nit ki amulee daal. nit yam dina des. loolu moom lu dëgg la waxuma la sax ci wàllum ak ay métier lépp. dëgg la parce que dañoo xamee ay valeurs yoo xam ne soxna Eva. Sénégal dañ ko baaxee. nit jullit dañ ko baaxee rawatina chrétien beeg ku nekk. te mooy yoo xam ne tey jii bu weesoo sa xam-xam. ak peut-être expérience ak xarañte bi ngay wane sa liggéey. loolu dafa baax ci doomi aadama. c'est vrai pour nga di mën def sa liggéey ni mu waree. kala seet si am tiis ak ñàqare tey jii nga mën ko di ko dalal. ba tey jii buy génnaat. amana li charge bi muy ñëwaale dana wàññeeku lu bari pour ne pas dire que lépp su mënta wàññeeku. waaw te valeur yooyu comme ni ma ko expliqué dafa nekk ci sincérité dafa nekk ci générosité. dafa nekk ci baax dafa nekk ànd ak yar aussi. parce que nit boo koy accueillir boo ci àndul ak yar rek daanaka tu fausses tout. te accueil dafa nekk lu important parce que daanaka mooy servir de vitrine. mooy servir de miroir ci structure entreprise. à partir de l'accueil on peut se faire une image positive ou négative de la structure. moo tax lu am solo la parce que mooy porte d'entrée mooy buntu administration. buntu administration accueil la te léeg-léeg accueil bi bu jaarul yoon dafa mel ni lañ ca war a lijjanti yëpp. dara du ci sotti. nee nañu accueil mooy première étape de la relation. noonu lañ ko mën a waxee. accueil la. accueil moom mooy comme ni ko kii waxee moom mooy tey jii moom mooy premier soin. moom tey jii su fekkee da nga feebar ñëw hôpital ki nga xam ne moom mooy moo lay njëkk a daaj pikiir mooy ki nga njëkk a dajal. dëgg la yëpp depuis 2 semaines ñi ngi ciy wax mais soo seetloo. lii yëpp sunu diine bi daf ñu koo jàngal. maanaam diine l'islam wax na la nga bëgg nit ki. sa nit ki ngay jàkkaar lool. nga bëgg ko maanaam nga bëgg doomu aadama. wala rawatina ak ki nga xam ne yéen a bokk religion. soo xoolee li ñuy diine l'islam sant ci nit maanaam respecté nit jox ko cër jox ko gëddaam. yow mi nekk accueil même soo nekkul accueil loolu la sa diine l'islam sant. loolu lépp soo ko seetloo nekkul ci ñun naa ci soo demee ci tubaab bi da nga ko fay fekk. te duñu ay jullit. soo demee ci tubaab bi dañ lay accueillir normalement. soo demee ci tubaab bi dañ lay gis bëgg la. soo déggee ci tubaab bi suñu gisee benn xale taalibe bu nekk ci mbedd mi sonn. nga tubaab bi fii suñ fi ñëwee dañuy dem ci tubaab ca taalibe ba di ko may ndox di ko toppatoo ak maanaam bëgguñu gis nit kuy sonn. fii nii da ngay nekk ci mbedd mi sonn bu suba kenn du la faale. da ngay ñëw am rendez-vous dem ci benn bërëb bu liggéeykaay. pour mën a gis ka nga amal rendez-vous ñëw wax ak nit ki fekk ko mu am ka nekk accueil fekk ko mu am ay problème am ak jëkkëram wala am problème ak jabaram am problème seen biir kër ñëw yàq la ko yow mi nga xam ne sa yoon nekku ci mais tamit ñi nga xam ne dañuy dem ci accueil ba soo demee ANPEJ wala nga dem benn ministère ak fenn foo mënti dem fekk fa bëgg a gis directeur ba amoo rendez-vous nag ka nekk accueil soo la nee amoo rendez-vous ci yar ak i teggin bul forcer dëgg la bul forcer soo ñëwee fii ci télé bi bëgg gis Birane Ndour te amoo rendez-vous doo dugg mais dañoo xam loo koy doy. man sax war naa am rendez-vous ak moom war naa gis ak moom man itam. kan Birane. waaw Birane man itam dinaa jël audience dem seeti ko. audience yi man nga koy laaj.
waaw dégg nga soo amee audience ñu bind la ci audience yi ñu ni kat directeur bi tey ñii lay recevoir nga xool liste ba nekkoo ca ak ci accueil ba wax la ak ci yar ak ci teggin que ni directeur bi kat liste bii la ma jox ni ma naa leen dugal c'est vrai te yow sa tur nekku ci soo yoree numéro téléphone am te nga ko woo boobu su ko defee nga ne ko yaa ngi ci bunt bi mu mën laa jël noonu nga wax ko ci yar ak ci teggin yow tam su boobaa na nga yaru ak loo mën a bokk ak ministre bi ak loo mën a bokk ak directeur bi ak loo mën a bokk ak kilifa gi muy seet ak loo leen mënti bokk bërëbu liggéeykaay bi du këram même soo fekkee yaay papay ministre bi te amoo audience kër gi ministère bi moomu leen ko yow ministre bi papaam ñëw fa bëgg a force ni day dugg par force te amul audience jabaram ñëw fa bëgg a dugg ni day dugg par force te amul audience mbokkam ñëw fa yooyu dafay ñi nekk akay dañuy am jafe-jafe yu mel noonu te des fois nga gis ñu téye ko doo dugg sax soo demee benn directeur bu irresponsable mën ngaa dem faral sa mbokk ba jële fa place ka nekkoon akay te ka nekkoon ci akay ba mi ngi doon def liggéeyam correctement côté boobu nag ñi ngi des fois ñu dóor ñi nekk akay mais des fois ñi nekk akay leen di tooñ am ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne ay nit yu désagréable lañu ay tooñkat yoo xam ne dañuy ñëw di nga liy xew ci hôpital yeeg ak yenn bërëbu liggéeykaay yi nii la fay xew ñun société bi ñun ñoo mel noonu de ñun ñoo bari problème par exemple man su ma ñëwee indi sama malade correct yaru ñu fekk fa koo xam ne dafa safaanu man mi correct te yaru war na maa mën a moytu loolu mais su ma ko fekk see yow sax soxla du faju ginnaaw yaa am soxla te fekk nga fi koo xam ne mel na noo xam ne waru koo mel yow bul ko fekk si ci ni mel parce que soo ko ci fekk see ci ni mel mooy fukk di gas fukk di suul dawlin mos a juboo jéemal xool tempéré xool nga jéem xool beneen yoon jaar feneen sooy dem di ko boole ji nga dem boole ji ko mais tey ji da ngay ñëw tey ji fee soo amee tey ji benn accueil benn agent d'accueil bu réew ka ñëw taxaw ca kanamam réew mu doon ñaari nit ñu réew foofu problème day daal di am problème loolu tax Sénégalais yi di dund genre affaire yu mel nii benn femme maa ngi koy wax ni ko maa ngi doon wax ak moom mun ma soo demee hôpital dans ci pays Europe yi da ngay gis ka la accueillir turam ka la jël di la faj maanaam soo fekkee da ngaa palu ko médecin bala consulter da ngay xam turam xam numéro maanaam dañuy bind seen tuuri fii ak seen xom ay numéro maanaam tey ji su fekkee am na ci fi nga jaar yëpp ci hôpital bi ba ñibbi sa kër dina la yónnee benn fiche ni la hôpital bi nga demoon tey jii est-ce que am nga ci lu la neex wala am nga ci lu la naqari su fekkee am na ci lu la neex nga wax su fekkee fi nga jaar yëpp normal mais am na fenn foo jaar foo xam ne am na benn infirmier bu la fa def loo xam naa nga mentionné ko ci fiche bi su boobaa kooku dinañ ni ko jour tel sa heure tel am na ku fa ñëwoon ku tudd nangam séq nga ak moom léegi nii nee na wax ngeen léegi lii ñu réglé ko mais fii nii da ngay ñëw doo da ngay dem ci benn hôpital wala nga dem ci benn structure doo xam kii c'est ça le problème. très bien loolu maa ngi koy tuddee sax communication d'entreprise. mais am na ñoo xam ne ci wàllu communication d'entreprise boobu. dañ ci négligent tuuti. dañ ci négligent te mu mel ni dafa yàq lu bari. effectivement loolu am la sax na Eva mais pour dëggal li Ndoye di wax rek. surtout par rapport ak li mu tudd sànq ba nekk kilifa diine yar bi ñu yar. parce que bu fekkee ne que wàllum liggéey rek lu mel ni accueil comme ni ma ko waxee nga nekk première interface avant entreprise bi. moo xam hôpital la fu mu mënti nekk nit ki ñëw ak tiis njàkkareem nga war ko dalal. foofu mun naa ne yaradiku amu fa place. ndax dama am sama benn xarit ndeysaan sociologue manque je le salue au passage Malick mu naan ma moom dafa am benn kilifa diine Thierno Adama Gaye bi ko doon wax ni que ñoom kilifa diine yi képp ku ñëw ci ñoom ak sax noo muti toll day mel ni que ñoom yaa leen gën. mais bu jàpp ne yow kilifa dina yaa gën kooku. anecdote laa lay wax. maam Abdoul Aziz Sy Al Amine macha allah yal na yàlla yërëm ko yokk leeram maa ngi fàttali ko année ya may nekk lycée Vanvo. dama ko fekk mosoon naa ko raconter à la télé. dama ko fekk fële ca Ponty. boutique gu Adnan au trèfle xaw ma naka. j'étais en jean liberto avec des sebago ak starter ma ñëw tëll rek maam bu ma yëgoon ne yaa ngi fi du ma soloo ni mu xëcc ma ba ma ñëw booba xale la mu ne ma bu weesee loolu na nga gën a defar jikko ji. col gi par force di nga ko changer. maa la ko wax billaay loolu dëgg la accueil la. tout à fait communication la et toute petite noonu. la commencé di ko suivre di ko topp. parce que ni mu ma accueillir woon dalal ma fital ma. et j'étais en jean liberto benn starter. ak ay jile bopp bi ma rasé ko. billaay mais def ma xëcc ba ma ñëw. ndeysaan tàllal loxo yi ñaanal ma noppi déy ma dem. te déy bi kenn déggu ma. dëgg la wallaahi daa mel ni kii la ko xam ne doo doon
waaraate di waaraate un jour temps yoonu journal coof di génn coof journal coof muy waaraate woo jékki-jékki moo mu ne ma waa baan jënd nga journal coof bi génn man ko déet mun ma jënd ko ma dem jënd ko mun ma ndaw si ci couverture yi xam nga ko man ko waaw ma wutal ma numéro am waaw kooku këram kenn ñi mu faa def bopp neen kooku këram kenn li mu faa jël jiin mais ki may wutal numéro lu bon li mu sol ci page bi moom maa day taali. est-ce que ndeysaan. léegi nag mun ma wutal ma numéro. ma wut numéro ba jox ko xaw ma nu ñu mujj nag. waaw du ñàkk daf koy ay ñaan la ko daf koy tàggat ay ñaan la ko doon jox ay wér la ko doon jox daf koy tàggat léegi xanaa soxna Eva pour revenir ci combinaison voilà ci commune pour wax ni que rek tout le temps kii ñëw ci yow jàppal ni yow moom moo la gën mais boo jàppal ni yow yaa ko gën ba tax nga rabaissé ko wala ni mu soloo ni mu bindoo nga am noo ko accueillir loolu day faussé lu bari te loolu mën naa ñàkk ma tout le temps buy ñëw rek jàppal ni moom mi di ñëw ci yow moom moo la gën mais pas le contraire et pour wax effectivement communication bi nga wax ni en entreprise dafa am solo am na ce qu'on appelle les signalétiques et loolu dinaa ci ñëwaat parce que pour résolver problème mu affaire problème accueil bi ñuy wax nii mais y a des mesures yoo xam c'est des mesures opérationnelles maanaam entreprise bi ci boppam moo ko war a jël ministère beeg wala gouvernance su mënti doon soxna Eva sànq ba may ñëw dugg ci couloir bi xaw ma woon fii mais à partir des signalétiques c'est vrai dama lire loolu ci accueil la bokk dëgg la mu indiqué moom mooy communication bi te li nga wax dëgg la exemple hôpital bi médecin yi dañuy bind effectivement fii aussi je pense que am nañ ko mais balaa sax ngay lire à part ba ma kii ne toogal nga patienté xaar kii commencé wareef mais bureau yëpp signalétique dafa am signalétique da ngay dem ba tout droit di nga xam fan la secrétaire général bi nekk di nga xam fan la directeur production nekk macha allah signalétique yooyu dañ ko war a imposer ci ay entreprise dafa am solo parce que nit ki mën nga ñëw service accueil mu ne la xam nga bureau bi nga ne déedéet mu tettal la mais par rapport ci couloir yi ak signalétique yi nga gis ci couloir yi ci bureau yi ak ci porte yi di nga xam fan nga jëm loolu communication la effectivement dafa am solo nga jàng tuuti da nga gis la ñuy bëgg a wax tout à fait wax naa loolu mais demul de waaw ñu ngi lay dégg mi ngi dem kay na nga def sant yàlla bu baax na ngeen yéen si jàmm ñu ngi ci jàmm bismillah thème bi kontaan naa bi thème bi bu baax wax alhamdulilah man nag Haalpulaar daa waay nii bi moo wolof bi moo leerul quoi Sénégal ñëpp benn lan boo waxee rek ñun dinañu xam lan nga bëgg a wax. waaw maa ngi kontaan bu baax baax. ndeysaan. thème bi def na njëriñ quoi. waaw wax ko ci Haalpulaar wax ko ci Haalpulaar. ma ne thème weli no waɗi fayida. machallah thème waɗi fayida. très bien merci. yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina batten ɗe amin yo Allah nawru télé o yeeso amin ya rabbi eyyi on calminama juurama ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ni tam mawɗo télé aussi salminama aywa alhamdulillah machallah on calminama merci beaucoup jarama aywa li neex ci sunu Sénégal buñ ko yàq joolaa bi buy wax dañu koy déglu manjaw gi xam nga wax ci boppam ci xol lay dugg ndoy dëgg la tey boo bëggee tey nga bëgg maninka yi bu ñuy wax laataa ñuy pare yow di nga yëg suñu borom il est fort li muy wax ni rek soxna soo xam ne bokku leen làkk dëgg la waaye mujj bi buy làkk da nga xam li muy wax dëgg la li muy wax ni saagawul déglu pulaar pour xam ko da nga xam ni nee na solal nga ma nee na thème bi am na solo waaye sonal ngeen ma loolu la bëgg doxal macha allah loolu soxna si yaa ngi nekkoon ci ñi nga xam ne ay signalisation lay nekk ay yëf yoo xam ne dana tax boo duggee mu bokk ci wàllu communication d'entreprise ak wàllu ay kay ba léegi ci la bokk di poser ay signalétique di ko xalaat ci entreprise yi doon parce que ay dispositions opérationnelles la yoo xam ne war nañ ko mën di ko instaurer ci biir waaw loolu tamit loolu mais lan moo tax pour ce qui est public fii Sénégal am problème surtout accueil waaw loolu nag li ma ko d'abord dama koy imputer xam nga bu ñu naan public c'est le ministère de la fonction publique mooy faral di def recrutement fonction publique et que parfois gestion ressources humaines bu war am na de mais gestion bi mu waree pour quand même gérer le personnel public di leen war a affecté ak ni ñu war a gérer de manière prévisionnelle les emplois les effectifs et les compétences la ñuy wax GPEC loolu daf lay permettre tey jii balaa ngay jël nit ci wàllu entreprise di nga xam profilam di nga xam formation maanaam ni ñuy gérer ressources humaines ci wàllu ministère
de fonction publique. D'accord. day tax ba day am inadéquation maanaam du méngoo entre formation bi nit ki am ak poste bi muy occupé. léegi boo moytuwulee da nga dugg ci benn entreprise jaxasoo day am ndax doo xam ku cay RH beeg keneen kuy liggéey leneen. pour ñi xamul dara ni Eva. effectivement c'est-à-dire que mën nañ la affecté ci benn ministère disons. nga dem est-ce que yow xam nañ ministère bi ay besoins réels par rapport ki ñu fa indi ñu indi benn Mame Diarra mu liggéey benn ministère exemple. ñu xëy dañ lay affecté gis naa ñoo xam dañ lay affecté bureau courrier maanaam da ngay ñëw mission bi war par rapport sa li nga jàng sa parcours li nga bëgg a def amu ko. dañ lay affecté nañ mission bi ministère bi bàyyi la fa léegi nit ñi pour jox la liggéey mën nañu yóbbu bureau courrier. nga commencé bureau courrier nànk dem ba ci biir soit par chance wala par contact par relation te retrouve secrétaire d'un directeur wala ñu ne la tey de accueil bi dafa sooxe wala kooku nekk fa ñëwal gérer service accueil bi alors que d'emblée sa formation ak poste bi méngoowul. fekk yow comptabilité nga jàng. peut-être comptabilité wala benn diplôme nga am mais on t'a affecté au ministère sans pour autant te dire tâche bi nga war a def sans pour autant te spécifier tes missions. ressources humaines boobu dafay des loolu lu muy indi nag day tax jubarloo day am entre formation bi nit ki am ak poste bi muy occupé. rôle RH bi lan la tey. tey jii rôle RH mooy pour combler loolu parce que comme ni ma ko waxee le ministère de la on parle du public. le ministère de la fonction publique. war na am tey jii benn gestion mu ko waxee sànq prévisionnelle des effectifs des compétences loolu daf lay permettre tey yow nit ki balaa nga koy jël. da nga xam tey jii institut bi nga ko bëgg a yóbbu. lan la soxla te nga am ci besoin ci liggéeyi poste. et poste boobu yan compétence la recueillir tey jii loolu service ressources humaines da koy def moo koy liggéey mooy xam ne kat fii TFM soxla nañ benn monteur bi war na am compétence bi war na am formation bi war na am expérience bi nga teg ko fa mais boo nee jël benn une personne lambda mu def certes formation en infographie et tout ça mais spécialisé wul en monteur mais bu ñëwee njaaxum lay def soxna Eva. dafa mel ni tey nit koo xam ne également jàngul lu communication accueil bu ko defee au téléphone te xamul nu muy waxee. wala koo xam ne waxam gàtt na koo xam foog fekk fuñu fu ñaaral un bonjour avec un sourire mënu ko loolu c'est grave soxna Eva. et pourtant c'est des détails mais c'est des détails qui comptent. te boo demee ci tubaab yi ñu ngi lay jàngal. soo nekkee agent ci benn bërëb ne boo xëyee na nga fexe nga sourire. nga sourire waaw ak ay kanam gu da ñaaral mënu ko def. ngun gu naaral comme ni ñu koy wax mënu ko def. c'est il faut être jovial ni ma ko waxee tout le temps. nit ki avec un petit sourire ak na nga koy dalalee na nga koy nuyoo rek sans que j'étais ému ba may dugg si maa ngi fekk ki ma njëkk a dugg xaw ma ndax mooy accueil ou pas mais mooy interface mu laa njëkk a gis ci buntu bi. mooy seen agent de sécurité bi. dama fëgg fekk juste mu am ko muy waxal. ñoom wàdd la danoo yàgg de. macha allah te xam mais àdduna ni muy waxee kooku madame ni ma def signe de la main ne ma agsi ba ma ñëwee agsi ni après mu ñëw jàkkaarloo moom rek mu excusé wu ma ne ko mel tax ngay excusé wu mu ne parce que ba ngay dugg si maa ngi wax ak keneen te normalement dama waroon bàyyi ki may waxal ak yër la ko amul solo te noonu la ko waxee yàlla ba mu après ci la ñëw ne balayeur bi teg ko ci kii bi mu toog loolu dafa am solo merci soxna Diarra nanu dalal ki ci ligne bi allo salaamaaleykum allo ñu ngi lay dégg allo. moo ne ñu ngi lay dégg de. c'est bien dommage ñun ñu ngi la doon dégg bu baax a baax. yaa ngi doon wax ci accueil bi nga xam ne réservé nañ la ko rek bi ngay agsi mu mel ni loolu tam dafay dee indi problème ci bërëb yi. ndax di nga gis koo xam ne dañu koo chargé mission mu war a dox ci mission bu am solo. mais bu demee accueil ba mu fa fekk. dana tax mu yàq des choses par ricochet yàqu yu bare. effectivement et aussi c'est à déplorer parce que soxna Avant mën nga ñëw sax ci benn bërëb. nga xam ne lii bureau accueil la li gën a grave mooy dafa fekk kenn. loolu dal na ñun ñëpp. ñëw ci structure. ñu ne la fii mooy comptoir d'accueil bi tu vois personne ñu ne la soit dafa ndékki dafa bouger. dafa génn yooyu dafay am. te su borom ñëwee soo ko xee mu mere la. waaw effectivement loo bëgg xanaa duma nit war naa dem toilette war naa dem lii waxee la ko anam boo xam ne mooy loolu. te war nañ am au accueil au moins même bu fekk la fa am ñu nekk 2 personnes nekk en permanence. mais accueil il faut tout le temps am ku fay nekk. loolu dafa am solo bu baax. mais Sénégal am na ay services yoo xam ni tamit seen numéro téléphone yi soo leen wooyee doo jot kenn waaw te ki nga xam ne moo yore accueil ba du fa nekk. téléphone maanaam numéro vert yi nga xam ne dañu koy joxe. waaw te doo wootee doo jot kenn. doo jot kenn ak numéro même numéro vert ak numéro yenn direction yi yenn ministères yi. da ngay woote sax dans le vide. allo. waaw tonton Eva. Tata Eva. naam. seen émission bi dafa maa neex. yow rek lañ ciy déglu nag ba xam luy sa xalaat. dem na dégg nga
da ngay woote mu ça sonne dans le vide doo jot kenn du la wuyu te ñoom ñoo joxe numéro bi dugg ci internet bi maanaam nga 2019 la nekk koo soxla wala entreprise boo soxla dans le monde soo tapé turu entreprise bi def contact dañ la war a jox numéro am mais fii Sénégal da ngay tapé turu entreprise bi gis numéro ba woote ci kenn du jël kenn du wuyu dëgg la te loolu ñii seetaan xam nañ bu baax li ngay wax des fois de ay entreprises yoo xam ni état bi moo ko moom am na ay privé encore lan moo tax tout ce qui est privé marche ici au Sénégal ak seen accueil ba day dox allo 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 waaw maa ngi leen di dégg na ngeen def ñu ngi fii ça va bien Eva Tra na nga def maa ngi sant yàlla bu baax Ndoye Bane na ngeen def ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaw seen thème bii ngeen dugal moom laay kii moo tax may woote aywa bisimilah waaw masuma woote sax nag waaye tey jii lii daf ma ñoral parce que man dama amoon lu may yaram wuy metti sama ndigg luy metti samay tànk ma dem hôpital Fann ba ma demee première fois bi médecin bi gis ma jox ma rendez-vous ñaari weer jox la rendez-vous fii ak ñaari weer nga ñëwaat ñaari weer waaw ndaw si ne ma ne ñaari weer yi bari na di ñu ne ma kon bu fekkee ne sa métti dafa persister nga ñëw bul xaar rendez-vous bi waaw ma toog ba sama métti di jàpp ma ba mënatuma dox may tere na samay tànk ma dem ndaw si ne ma mënoo woon a xaar ba sa rendez-vous ñëw rek di la dese bariwul ma ne ko man yow nit yaa ma waxoon ma ñëw léegi man maa ngi nii feebar ba sonn man di tere na samay tànk fekk bi ma jëkkee dem dañ ma ne médecin bi dafa dem séminaire ma ñëw mu jox ma ñaari weer ma ne ko ñaari weer bari nga ji te man dama feebar mu ne ma bu persister nga ñëw ma dem mu ne ma woon a xaar ba sa rendez-vous ñëw ma ne ko yow gisoo ma ni may doxee maa ngi tere na samay tànk mu ne ma ne waaye kon nga dem urgence ma dem fan la urgence nekk ñu wan ma daa dee dem urgence ba ma demee urgence ma wax ko ndaw si mu ne ma demal toog ba sa rendez-vous ñëw ma ne yow man lii maa ngi koy naan ça fait 2 mois maa ngi am allergie ak yëpp mu ñëw ngeen ne ma naa toog ba sama rendez-vous ñëw ma demaat de gis médecin bi wax naa ko sax expliqué naa ko dégg nga si mu joxaat ma ay garab jox ma rendez-vous 2 mois keroog nag sama rendez-vous ba mu jotee mooy jour ba mu doon taw bu métti bi si suba bi ma génn 7 heures sama kër dem ci tali bi aw ma oto ba taw te ba tooy xet ma yéegaat sama kër su meeku sangu solaat dañuy yëre daal dina sama doom booy xëy yóbbaale ma ñu am embouteillage am benn oto bu defoon foofu benn ci yoonu kii bi booy dem Fann ci rond point boobu barre circulation bi maa ngi yegg 10h30 ba ma demee mu ne benn fa laa fekk de mu daal c'est dommage kooku tam beneen problématique u accueil la du milieu hospitalier. Tout à fait. loolu toujours nag dañu koy jot depuis que émission bi commencé dañuy déplorer mauvais comportement des agents de santé xaw ma nag yow lan nga ciy dolli vraiment yëpp bu doy waar la. en fait li tax ngeen ciy gën a jot wàllum santé parce que ay études yu ñu def soxna Eva dafa wane ni que ménage du Sénégal à 67% ñooy utiliser service santé Sénégal c'est-à-dire que ñoo ëppale ñoo ëpp service yi am Sénégal public yëpp. waaw li ñuy dem ci santé moo ëpp éducation moo sax ëpp justice moo ëpp leneen. léegi santé boobu noonu nga ko waxee jaaduwul ñu suqat ko suqali ko defar ko. effectivement taxawal ko ba mu dëgg. effectivement c'est pas pour rien que mu bokk suñu axe prioritaire boo waxee dëkk boo ko bëggee développer ñu ne la santé ak éducation. dëgg parce que xam nañu ko moo yor réew. infrastructure xam nañu moo yor réew. Uh-huh. mais c'est vrai li muy wax nii même man sama yaay fan yee passé amoon na ay problème tant que hôpital Fann mais effectivement boo amul relation wala bu ñu la jàppale 2 mois ñu lay yóbbu. loolu moom c'est la vérité war nañu toll foofu. waruñu toll foofu dëgg fa yàlla. du xaar relation. ni wax na ko avant ça si tembe la. effectivement avant rendez-vous du jot tant que mënatul ba muy raam te mag la bu sañoon xaar rendez-vous mais mënatul métti bi du xaar loolu tax war nañ cee bàyyi xel mais aussi ma rafetlu aussi benn affaire boo xam ne wax dëgg fa yàlla fekk naa ko hôpital xaw ma ndax ba léegi mi ngi fa ou pas dama gisoon ay jeunes yu bari ñu tas ci hôpital bi ñu sol seeni Lacoste ay volontaire lañu. ban hôpital tu peux citer waaw. hôpital Fann laa leen fekk ba ma yóbbee sama yaay ñu tas nañ ci hôpital bi sol seeni Lacoste ay jeunes ñëpp ay jeunes
malade bu ñu seen muy ñëw moo xam sa oto particulier ngay dox dañuy daw gàttanu la. c'était temporaire wala la. moom laa xamul nag moo tax dama xamul ndax ba léegi c'est d'actualité ou pas mais loolu lu ma rafetlu la te fekk naa ko fa. bu fekkoon nag dañ ko arrêté c'est des choses à perpétrer parce que ay jeunes la ñu volontaire. sol seen ay lacoste daw di gàttanu malade yi yaay foo jëm. pas foo jëm bu fekkee da nga wàcc oto mënoo dox nga gis mu daw yenn pousse-pousse indi la teg la yóbbu la. c'est vrai loolu gis naa ko ci hôpital Fann keroog ba ma demee dund naa ko fa et mu nekk loo xam dafa neex parce que mënoon na lii mën na nekk sama yaay mën na nekk sama dara avant ngay àgg service accueil bi parce que médecin sax bi ngay seet mën am da ko gis waaye xale bi daw si na gàttañu la bu fekkee jigéen nga amuloo yenn doole wala tànk yi bañ na mu jël pousse-pousse indi la wala wax la fan nga jëm bu dee urgence mu indiquer le service bi nga jëm loolu gisul naa ko fa et vraiment ay jeunes yu bari la woon que des jeunes parce que loolu tam jeune moo koy def parce que soxna Eva Ndoye nañuy wax benn affaire dafa am gis nga li ngeen di wax ci accueil yi ak wàllum cawarte ci administration bi nga xam ne ñëpp a koy décrier. salaamaaleykum. allo. jël ko soxna Diarra jël ko. waaleykum salaam sëñ bi na nga def. na ngeen def maa ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi dellu ziar dalal ak jàmm ci émission bi. seen thème bi am na solo lool. incha allah jërëjëf. parce que Sénégal moom secteur yi maa ngi naan secteur yëpp. dañoo ami problème. parce que li nga njëkk a noté Sénégal mooy indiscipline bi fi nekk man mosuma koo gis ci àdduna. maanaam indiscipline maanaam ñàkk yar. ñàkk yar damay faral di voyager. waaw def naa Canada 15 ans. dem États-Unis Europe mais Sénégal li ma fi gis. bu yàlla dimbalawul lu baax de. baax dëgg la nag. bu yàlla dimbalawul dëgg. waxal sëñ bi yow sama waaye nga waxal ca kaw. yow da rek ngay dem service boo dem même boo demee Brioche Dorée. jaaykat yi dañoo réew. ca bërëb boobu tam. accueil bi di yaruwuñu. car rapide yi apprenti yi yaruwuñu. jaga njaay yi noonu. kalandu yu noonu maanaam daal dafa mel ni concours réew moo fi am concours maa gën a réew. baal na ma boobu concours yàlla buñ ci bokk. concours maa gën a réew moo fi am. c'est vrai. nit koo dajal ci mbedd mi. bu ngeen jotee dara du la baalu àq daf lay woo ci xeex sànni la loxo. saaga la ndey foo ne moom dëkk bi. ak li Ndoye Bane wax noonu entreprise yu bëri da ngay dem internet. xool numéro bi woote. da ngay woote ba suba kenn du la jël. dëgg la kenn du jël. dëgg la. entreprise yëpp ñoo yem nag privé yi daal ñoo tane privé yi ñoom tane nañ souvent dañuy recruter ay xale yoo xam ne bitim réew lañ jàngee. loolu dëgg la. ñooñu sax seen esprit yi ñoo gën a xaw a ouvert. dëgg la da ngay ñëw yu toppatoo la bu baax recevoir la bu baax. da ngay xool dëkk bi li fi doxul daal maanaam li ci bëri indiscipline moo ko waral. dañoo man daal xaw ma dañoo war a def président daal daa war a woote. xool dëkk bi lu tax nit ñi réew. waaw question boobu question. non dellu ci loolu. dellu question parce que moom la ànd naa ci. tiers monde. waaw. Sénégal. non nous faisons partie des 25 pays les plus pauvres du monde. et. dëkk bi xiif ak mar ak ñi ñu rey. développé wuñu nit ñi kenn tekkewu fi dara mais ku la gën a réew nga dama kii la. wax nga dëgg waaw maa ngi jégalu ci kàddu yi waaye. jërëjëf. jéggul de waaye nag wax dëgg yàlla. waaw wax dëgg yàlla. dëgg neexul de. waaw. dëgg rek la wax. yenn xeetu dëgg yi mu neex li maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum doon wax dafay niroo xeetu ñàkk kersa. dama ni te waaye dëgg la. ku mu neex dëgg la wax ku mu naqari. dëgg la wax. réew a tax est-ce que am na ku muy naqari. dama ni. réew a tax Sénégal du développé fenn. wax naa ma répété waat ko. suñu jëloon xolal. bagaase ne France ak Amérique may ko Sénégal. jël milliards fa ne mayuñu ko jël pétrole naar yi indi ko Sénégal. te changé wuñu suñu mentalité yii. suñu jikko yii. indiscipline bi xolal dëkk bi du dem fenn. da ngay gis da ngay dégg souvent gars yi naan France dégage man mii ñi bëgg France dégage ci laa bokk waaw mais France su dégagé ñu torox waaw parce que ñun mënuluñu suñu bopp dara te yaruwuñu. man de dama tubaab dafay ñëw Eva may ma ñëw tubaab day ñëw tabax fi benn hôpital wala benn école bu baax dem ñaari at su ñëwaatee su day wër école ba parce que dootul xàmmee école ba. saw nañu miir ya këpp fa mbalit. yàq école bi yàqate ko yóbbu nga sama xel ci bu ma doguma la bu ma duggee aéroport. waaw damay kontaan. actuel aéroport. damay kontaan waaye damay wax ma ni ay waay.
mbaa fii balaa fukki at duñu ko yàq. nga ne lan woo. man élection présidentielle yi kañ la. 2024 2024 soo demee aéroport dootoo ko xàmmee. subhanallah parce que ñun ñoo koy yàq. Eva am nañu aéroport bu cher de. neexut a wax. neexul wax ñun ñëpp suñu sañoon tubaab bi duñu yoral suñu dara. neexuñu. tubaab yi ñuy def si ni neexuñu. mais problème bi mooy ñun de bëggantewuñu. kuy def lu baax ñi ngi lay jéem a yàqal di yàq sa der maanaam dëkk bi soo fi baaxee gaaf la sooy def lu baax gaaf la y a problème. très accueillant gaaf la. voilà soo dee def accueil bu normal soo moytu sax sa waa service ba ña ngi lay xeexal kii xoolam muy jaay baax. soo rafetee baax nga soo déggee tubaab gaaf la soo rafetee gaaf la maanaam lépp looy def lu baax ay nit a ngi toog di la wax lu bon di la defal yu bon dëkk boobu du développé soo dee def lu bon ay nit nekk ci ginnaaw di la supporter. ci dëkk bu mel noonu leen nekk nga ni France na dégagé na tubaab bi dégagé yow yaa war a dégagé yow mi war a wax fii non c'est vrai. yow yaa war a dégagé dégguma la. non non dama ni yow mi naan France dégage. yaa war a dégagé. parce que ñun suñu jikko yu ñu yor. réewande gi nekk ci dëkk bi ah lu la neex waaye neex wax ni waaye neex def gi nekk ci dëkk bi munta ànd ak France dégage. parce que ñi fi ne soo ko bëggee régler su France dégage nga bëgg a régler loolu tey jii nga dem ci sa sëriñ ñu régler ko wala nga dem lépp dañ koy régler xaalis dañ koy làqarte kenn du ko liggéey. yooyu wax genre affaire yooyu il faut mu dañ suñu jikko yi il faut ñu dindi ko. salaamaaleykum ba pare ñu France dégage. barakallah macha allah. salaamaaleykum soo ko waxee ñu mere. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi reetaan ndax baan li muy wax ay dëgg rek lay wax. waaw man day mënuma ko weddi nag. te d'accord naa ki intervenir avant ne Canada la nekkoon Europe. aussi mais man question yi mooy. waaw. lan mooy raison bi man damay xool mu fi ñëwee yàggul aussi mais dama seetlu dara joxe na exemple Brèche Dorée c'est vrai que c'est un exemple terrible. xaw ma fu ñu jógee mais problème bi mais j'ai essayé d'analyser mais dama ne ndaw si mais leen dafa am soit fay ñu leen bu baax soit jàngaluñ leen soit yéen di ngeen nekk yéen a ko def seen bopp da ngeen réew mais soo xoolee bu baax du foofu rek y a un problème qui se pose dans ce pays mooy nit ñi dañuy embaucher n'importe qui sans formation. Régie fexe leen ñu dégg ñu bu baax. Pardon. Non je m'adressais à la régie àggalil. donc je disais que. waaw. ñi embauché muy dans les accueils. surtout dans les accueils. Qu'est-ce qui se passe ou bien même dans les services da ngay dem ci restaurant une grande marque ñu fay servir ka ngay servir prix ba ngay fay dafa cher de waaye service ba du ci ànd parce que ay contractuels la ñuy jël stage sur stage contractuel après ñu dàq la mun ñu dara. sa appel bi dafay dagg du ñu la dégguñu la bu baax. oh dommage parce que. allez-y. je peux continuer. allez-y yéen a may dégg. baax na demal waxal. ok donc je félicité Ndoye Bane tout à l'heure ndax li muy wax moom dëgg la. dëgg la. te ka doon wax avant li muy wax dëgg la c'est un constat mais dama ne raison bi mooy lan nit ñi dañuy exploiter xale yi ci dëkk bi de dañu am contrat dañuy jox liggéey duñu leen former duñu leen fay bu baax ba pare leen wax ñu nekk ay professionnels c'est pas possible que l'État encadre métier xale yi soo leen former di leen fay di ci gën a yaru parce que dañuy ragal per seen liggéey mais ni ñuy def ci dëkk yi baaxul. On te prend aujourd'hui, après tu es un contractuel ou bien tu es stagiaire, après ñu dàq la jël keneen ainsi de suite ban motivation la xale yi mën a am ba nekk ci fii. mais c'est vrai c'est des constats ñun ñëpp ñu koy constater man je vais dans les restaurants je vais partout mais il y a aucun accueil mais j'essaie de comprendre je en discute avec les gens mais loolu ci raison yi ci la bokk. d'accord ngeen jégal ma. très bien. macha allah mu mel ni waxi fulla la wax am na yu ñu jot a dégg am na yu ñu déggul mais logique mooy ne logique la wax dëgg yàlla kii wax na souligné na le cas de Brèche Dorée moom ak ki coupé mën nañ ci suñu yeneen cas kii moom Brèche Dorée sénégalais la juddoo xombal gii pare papam juddoo fa mu nekk sénégalais naar la mais sénégalais la góorgóorlu ba créé ñaata bërëb ñaata sénégalais ñooy liggéey ci bërëb yooyu créer na emploi def li nga xam ne moom def na li ko war
Youssou Ndour def na li ko war créé na li muy créé. mais benn nit bu nekkee ci buntu bi réew Youssou Ndour la. déedéet du moom. comprendre nga il faut nit ñi moo tax posé na question bi nee na wala nit ki ci boppam moo yaradiku. mais subaana ma yaradikul ak a ñaaw. gis nga nit ñi Eva Tra créé na Bamana teg na fa. def na li ko war. jël ay employés ku nekk mu jël teg la ñëw ni kat indi sa CV man kat lii laa jàng kii nii laa jàng ma recruter leen teg fa dem liggéey dem wuti ay marché. mais Mame Diarra ñëw place Eva Tra wala mu dem Bureau Store wala mu dem ci beneen entreprise ñëw fekk fa nit ko réew. dëgg la fekk ba c'est ça problème bi mooy. réewande gi moo ne fépp. ni mu nekkee foofu mu tudd Bureau Store noonu la nekkee ci yeneen bërëbu liggéeykaay yu bëree bëri te c'est des jeunes. yu nekk fii ci dëkk bi te avant ñuy am liggéey fu ne dugg nañ fa buntu télé yi. buntu rajo yi fu ne ñu dugg fu ne dugg nañ fa CV te soo leen jëlee ñu wane arrogance ak xamadi goo xam ni marital te soo ko dàqee. yaayam amul lu mu lekk. baayam amul lu mu lekk su fekkee jabar am na jabar am lu mu lekk mais y a problème dans ce pays. te soo ko waxee tudd nañ fi ay bërëb yoo xam ne ñun dañu bëggoon rek ci waxtaan bi bërëb yooyu ñu gën a góorgóorlu bu ñu gis ne dañ leen a sànni ay xeer waaye ngal ña nga xam ne itam ñoo fay ay jeunes ñu embauché leen ca bërëb yooyu teg leen ca bërëb yooyu na ngeen góorgóorlu parce que ki nga xam ne dafa teg société am ubbi ko xamu leen fan la jaar fan la jëlee xaalisam ba ñëw teg ko ne leen na ngeen liggéey ngeen nekk fa di def comportement bu leen neex loolu kenn du ko rafetlu te ñaaree nag kenn lay doon wala ñaar sur 1000 parce que li may wax nii client bu kontaanee mën na laa bañ a indil client mais benn client bu mer loo waxati mu ne ci Eva du ma fa ñawloo ndax ba ma demee moo ma xeelu xamul ndax bés boobu da nga yeewu tu étais mal luné wala xamul mais dana la yàqal lu bëri te itam man yenn yëf yi dama koy wax Ndoye Bane joxaat leen kàddu man iñaan laa koy jàppee mais ci la nag de ma tukki bàyyi la ak sama bërëb boo xam ne maa ko defar tukki teg structure bu wóor ma nekk ca dëkk ya dëkk tubaab ya di daw di góorgóorlu di yónnee di kile waaleykum salaam le client est roi dafa mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi allo très bien dafay dal ñu bëri Ndoye Bane nga tukki jël sa waa kër teg leen ci bërëb ne jaayal leen ma wala defal leen ma nangam sa waa kër je vais te dire sa téléphone sax bi ngay woote pour xool yëf bi dafa leen di mujj énervé dëgg yàlla moo ko moom dëgg la yaa ngi investir yaa ngi ciy xalaat mais la ngay xalaat sax bëgg di leen ci ne kaay leen ñu xool yëf bi mi ngi marché wul yow mi nga xam ne yaay borom léeg-léeg ni ñu lay gisee dootul neex et loolu mooy dal ñu bëri ñoo xam ne dañu teg entreprise te yàlla xam na ne yëguñu lu fa xew soxor yenn yi soxor la soxor su doon nit la walla man la sénégalais la doo bàyyi ma xaw a xataraayu ne déedéet non sénégalais la li am Sénégal man li am Sénégal man musu mu dégguma ko ci benn réew c'est injuste c'est waaw gis nga ci ak yow da ngay coller léegi président doguma la am jëf joo xam ni nit ki tax nga mu bañ président. sa waay te sa comportement bu bon rek ko tax. dëgg la liñ naan buur ayul dak yaa ay loolu dañu ko war a poser teg bu baax. bu fi Massamba nekkoon danañu ko gën a décortiquer mais da ngay def jëf joo xam ne. tax na Eva bañ waa gouvernement bi yëpp. te yow lu tuuti nga ci. yàqal nit ki loo xam ne. kenn mën na si koo wax. moo tax kuy dénkal Faris ak gor. nekkoon da nga yàqule àndal ak ñoo xam ne darmaan yu baax. li waa ji wax wallaay na président woote conseil des ministres. wala assise laaj indiscipline gi ci dëkk bi. lan la waaw te parce que fo xool gëmmal foo làmb lool ngay daj. il faut mu am ay sanctions dëkk boobu nag. dëgg la nga bëgg mu avancé. waaw pétrole ba ca naar ya su feeñoon fii Sénégal. te nit ñi normaluñu. waaw moog zéro ñoo yem. dëgg la zéro. te gis nga ku la dàq wax def lu bon. ku la dàq wax lu bon ku la dàq accueillir nit accueillir bu bon. kookoo la ëpp supporter. waaw wallaay. nag ngay mën a comparer benn nit jóge bitim réew ñëw ni day ñëw vacances Sénégal. indiwul oto réservé na hôtel bu mu war a daal ba pare ñëw ni day def 1 mois Sénégal. wàcc yem ci taximan bi jëlee ko jas ni ko foo jëm normalement jas ak fii war nga mën a fay 15000 wala 20000. waaw 25000. mu fay ko voilà mu fay ko 25000 mu fay ko tey jii mu fay ko benn 100000 francs. c'est de l'arnaque ça. c'est de l'arnaque. xam nga wax yow yaa ngi dugg si ci benn dëkk pour am fa jàpp ne dëkk ba am na jàmm. nga arnaque ko. nga ñëw ba ci yoon bi ñu agressé la.
yàqal nañu rek ñu bëri kooku du delluwaat benn mbokkam du fi ñëwaat. mauvais souvenir yàqee image yu dëkk bi. wallaay bari nag ñu ci bari ñu ngi dund lool ci autoroute à péage bi. c'est la vérité. jógee France est-ce que eggagoo fa nga jëm ñu agressé la. taximan bi arnaqué la. ñu agressé la ci yoon bi te moytul sax faux taximan boobu moo la jaay. donc y a problème dans ce pays. dafa am problème assises yooyu ñu wax il faut ñu def ko suñu ko deful du baax. am na luy raam ñu jëm ci ñag bi. jaara ñu joxaat la kàddu moo tax dafa am loo xam ne bu ñu ko échoué nañu ko. éducation de base ñu teg ko nag ci diine mës naa wax loolu benn gëstukat bu mag benn intellectuel ne ma waaw d'accord ma parce que nit ki moom philosophie boppam la yor. mu ne ma xanaa xamuloo nit ki dana mokkal alxuraan ba noppi di jëfee lu ko neex ma ne ko waaw kooku dafa gàkkal diine gi. ndax ba mu jàngee gëstu dem ba nekk xaafisul xuraan dañ ko wax ne ko jubalal. kon kooku su demee ba nga xam ne dafa waroon def lu baax defu ko. kenn ku basé wu ci moom def nga lu la neex. parce que la mu jàng. daf ko jàngal droiture macha allah. loolu dëgg la waaw mu mel ni bu ñu demoon ci diine. tënk ci sunu jaboot yi moo xam kii ca christianisme la nekk moo xam kii. islam la nekk. ñu tënk ci sunu doom yi dana am lu bare loo xam ne. yàlla dinañu ci dimbali. tout à fait tout à fait li nga wax soxna Eva dafa am solo parce que fi nga daanale lay rebondir sax. pour wax ne effectivement nit ñaar la rek. par rapport ak fa nga jëm. par rapport ak peut-être ni ngay évoluer dans la société mooy maanaam école bi ñu la dugal wax nga ko sànq enseignement lay jox rek xam-xam waaye la lay éduquer. éducation de base dafa am solo l'enseignement on le tire de la vie. effectivement instruction c'est l'école. l'enseignement on le tire de la vie comme ni nga ko waxee macha allah effectivement. parce que comme ni nga ko waxee am na yenn éducation yoo xam ne que sa waajur bu la ci yaree ci diine. moo xam ci christianisme la moo xam ci religion musulmane la. am na yoo xam di nga ko jommal sa bopp. am na yoo xam boo nekk xale nekk sa kër sa papa na la non il faut pas dire ça. waroo waxee nii sa ku la mag nekk tonton ku la fët tata nekk tata yooyu dañ koy xeeb mais c'est très important. ñoom bàjjen bés boo màggalee ak ñooñu benn courtoisie ngay àndal boo xam ku la gis naw la. loolu dafa am solo. et loolu nit ñi dañ ko war a di bàyyi xel. état d'accord mais état loolu def lépp wax nga ko sànq. ka ne ca entreprise ba def tout pour am liggéey ba. nga ne ci liggéey ba di xeelu nit ñi. di wax ju gàtt di leen ñàkkal kersa. yoo xamoo ka ñëw naka la ëndalee que la embauché woon kooku mënu ci xam dara. kooku yoonu président Macky Sall nekku ci entre autres. parce que ñoom li ñu def lu ñu mën mooy créer teg. waaye nit ñi ñoo war a jommal seen bopp yenn yi. te nit bu ñu la joxee liggéey nga def ci la ci war day barkeel rek. parce que nit moom mënoo def lu bon yàlla di la fay lu baax mais bu ci defee lu baax ànd ceeg xol ànd ceeg yar surtout accueil bi ñuy wax nii da ngay xëy di am promotion doo xam sax fi mu jóge accueil dëgg waaw promotion bi dañu war di yokk parce que dañu naan kii li muy def na ci xol ñun par exemple mu cité le cas de l'ANPEJ bi ma nekk nga xam ni ma ko expliqué promotion de l'emploi des jeunes lay def ku wax affaire emploi xam ne xaw na sooxee Sénégal malgré effort yi état bi di nekk di def jeune bi dafay ñëw am njàkkarem jeune bi dafay ñëw nga xam ni kii dafa perdre espoir soo ko tëyul tuuti sax mu jël bato ya dem yoonam pour saax-saaxee boo xam kooku dafa am noo ko war a accueillir dafa am noo ko war a dalalee moo tax ñun on l'a compris très tôt moo dañoo njëkk def benn pôle bi ñu naan pôle accueil orientation information des jeunes boobu mooy vitrine ANPEJ boo ci duggee tag dañ lay dalal waxtaan ak yow xam luy sa bëgg-bëgg inscrire la poser la question pendant 30 à 45 minutes pour xam li la tax a jóg ak li nga bëgg lépp après ñu mën la orienter service yi nekk ci biir mais accueil boobu bu faussé jeune bi ñëw ak gis ak ñàkkareem ak problème am fan la jëm liy gën a jaaxle kon nit ñi dañ ci war a bàyyi xel bu bari loolu soxna Eva dama ci ñaax nit ñi dañ ci jàppale mais aussi wax nga ko état bi taxul day gën a saytu parce que état tamit boo ci nekkee di gis ay mbir yu sooxe am nga droit il n'est jamais trop tard pour bien faire comme on dit am nga droit tey ji teg ay mécanismes pour jéem a dindi lu mel noonu bu yàggul yéen a ngi dégg ñuy waxu renouveau du service public président itam teg ci ay yenn matuwaay état bi lay wax sax teg ci ay yenn xarañte ay yenn matuwaay def forum pour renouveau du service public parce que service public bi ni nga ko waxee effectivement dafa sooxe ci lu bari yaa ngi naan la moo tax public yi privé yi ak parapublic yi di dox mais roy lu baax am na tey jii nañ ko waxtaanee am na ay services yoo xam ne que parapublic yoo xam ne que ñu ngi nekk di dans la fourniture des services publics. ku mel ni ay Sénélec ku mel ni Sonatel c'est des services yoo xam ne que affaire publique la ñuy joxe. les télécommunications et tout ça. pourtant ils ont des services accueil yoo xam très modernes. xam lan mooy gëddu nit kii ñëw client la.
c'est vrai jàppe te client est roi wax nañ ko du caagin même restaurant même kii ñëw tey ji bëgg benn papier état civil bul xool ne benn population benn usager la wala benn citoyen lambda la client la bu ñëw te dafay jàpp effectivement dafay fay ay impôt day fay ay droit am kon war nañ ko jox wàccuwaay ju war bu baax loolu dafa am solo wàccuwaay ak yéeguwaay waxee ñaar la ñuy boole effectivement te même ñu ngi wax accueil bi ci par rapport service accueil ndooy wax na ko sànq lu am solo di la jox numéro téléphone yoo xam ne c'est erroné ngay am urgence di woote ay jour loolu dafa ñaaw bu nga demee ba service bi numéro bi changé mais il faut que le communique au grand public ñu xamee noonu même bu fekkee par adresse électronique la accueil bi tout le temps lañ ci teg koo xam ne que bu mail ñëwee tout le temps il réagit dans les plus brefs délais loolu nit ki dina gis boo xam ci affaire boobu mais aussi dafa am beneen fànn aussi bu important ci wàllu accueil ma dama bëgg ñu xuus ci tuuti gis nga Evatra accueil du wàllu comme rek agent de sécurité macha allah bu yaram ma fekk ci buntu bi wadd mais ba ma ko traversé ba pare ku ma tax a ñëw du yéen ba ma dugg see am ngeen nu ngeen mel ak man loolu dafa am solo. wax nga dëgg yaay ñëw ci bërëb man de cokkaas naa la. ne la xale bu jigéen nga dangay jayaxu. waxtaan ak man mettre ma à l'aise dafa am solo. wallaay dugg si naa moom laa njëkk jot mais ci yéen laay ñëw yéen da ngeen ma war a accueillir yaay dugg ci ab bërëb. nga romb accueil bi ñu ne la fii la ka ngay seeti mu nekk ministre wala kilifa wala ku mu mënti doon. mu am lu mu la accueillir loo xam ne danga naan boo doon glacé wala boo doon dërëm réer ci suuf si. doo wax soxla mukk doo wax soxla mukk ndax dina la accueillir benn méprisance wala benn arrogance boo xam ne que yow boo sañoon da nga naan fii rëccu naa tax mu ñëw fa. et pourtant accueil bi mën na baax ci binti. waaye ka ngay fekki. sam benn xarit ni ma koy wax sànq encore une fois ne ma dama am benn kilifa boo xam ne il était ministre. d'accord dafa doon faral di ñëw. nee na bu CCC rek nee na moom bu ñëwee tak ba ñu ko ne entrée romb accueil bi romb assistance bi et tout ça nee na waaye ci buntu bi taxaw di ko xaar. dëgg la. ne ko entrée avec tous mes respects kooku daf la jox cër. dëgg la malgré kilifa la et tout ça mais mën nga sekk. waaw kooku tam daf la war a accueillir. xam nga lañ la dénk doguma la. bu ëppul ci yow. nekk mu jot la képp. wallaay ku ñëw da nga ko ci mën a xajal waaye liñ la dénk bu diisee. na nga koy téye. moo tax keneen ku ñëw doo ko xajal. mi ngi noonu pour wax ni que rek accueil dafay influer ci chaîne corps entreprise bi yëpp ca buntu ba ca biir. ndax buntu ba jaar rek la waaye ka ngay fekkee mën naa gis accueil bi ñëw fekk ndóoy. ndóoy tonton ma noo xam wala jël kanam bi yóbbu fegal fu mu toog. mu sigi xool ma daana la société la ñu nekk. bu ñu waxee société c'est toute une chaîne. tout à fait te dañu bëgg toute une chaîne boobu ñëpp jaar yoon. tout à fait ku ca wàcc yoon am na koo tooñ yaa ko yëgul. fa lay daanale. billaahi loolu am ku ca wàcc yoon. am na koo tooñ moom lay wax sànq ne dégâts collatéraux yi da ngay def dara dem tëdd jaaxaan. mais boobu am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ciy souffrir. ñu ngi ciy sonn. noonu la ñuy remercier wax naa ko keroog waxaat ka ba nu gisee ak ministre de la justice maître Malick Sall. li nga wax léegi. ci gisee ba man ak ñoom Coro Mbaar Ndiaye jàng nañ ci lu bëri. tout à fait te da ngay dégg ñu naan diw jëwriñ la diw naa nga mais dañu soxla ñu ni mel. pour que ñooñu tam li ñuy won société bi. dafa am solo. bu ñu demee daan ko mën a àggali. mën ko wax bu baax a baax. fa soxna si ñun daal soxna Jaara kontaan nañu lool. yàlla fay la bërëb ba nga nekk yàlla barkeel ko nu bàyyi la xam ni ce dernier mot macha allah. waaw sama dernier mot mooy encore une fois di leen remercier vraiment di remercier Ndoye Bane ak yow soxna Eva émission bi am na solo wareef thème yoo xam ni que la yu am solo pour développer suñu réew mais également changer jikko yi dans le bon sens comme on dit waaye également di wax nit ki rek lii dafa réew également du président du ministre du keneen ñun suñu bopp la ndax bu ñu defee lu ñu war a def nit ki tamit bërëb ba nga nekk defal la nga war a def nga andi jikko yoo xam ba da nga koy làmboo ba tax tey ji administration tey ji changement ak wàccuwaay ak rafetaay bi ci président ak état Sénégal namm yow nga wane loolu nga sol mbubu jooju parce que ñuy wax renouveau de l'administration publique naka lañ koy séntoo ba administration publique nit ñi am ci gis-gis bu rafet nit ñi ci am ci gis-gis bu baax yow fa nga nekk jéem ko matale ñu ko Sénégal ñu xam ne ñëpp ko bokk et que bu ñu defee lu baax loolu keneen def loolu ku ne xam li ko war te di ko def macha allah dinañ am lu ñu bëgg. encore une fois di leen remercier bu baax soxna Diarra man dama lay ñaanal li nga bëgg yàlla na la dal te xam naa ko. kon jeex na danaa ci def ñaan. defal loolu mu dal. tabaarakalla macha allah Ndoye Bane ci bi soxna Diarra di waxtaan maa ngi ne dëgg la ndax sunu yenn xeetu waxtaan yi. yenn ministères yi dañoo war a gunge. dugg ci télévision yi def campagne def sensibilisation. bu ñu xaar rek am benn produit boo xam ne bëgg nañ ko lancer. ñu sponsoriser émission yu mel nii. mais dañ leen war a sponsoriser forever. parce que quand on parle ici on parle pour la société. te la ñuy wax faaw dana am ñoo xam ne dañ ciy defar. wax jàngoo dëgg la de ñoo mën a bokk. non ay ANPEJ ak ñoom ñëpp war nañoo ñëw. ministre dinañ ñëw de la femme soxna si ministre bi nga xam ne moo jiite jigéen ñi. culture
wax naa ko sax moom. elle est flexible elle est flexible. waaw moom noonu waaw kan bokk ñuy tàggu ñëpp rek ba suba ak jàmm comme ni ma leen di wax rek. ma ne li may wax sama wax balaay delloo si rek. suñu bëggee Sénégal jëm kanam. suñu bëggee France dégagé. nañ changer suñu mentalité yi. très bien te jéem a di def lu baax ci dëkk bi. kenn ku ci nekk soo jàkkaarloog sa morom jàpp ni ki nga jàkkaarloo moo la gën. fii tolluñu foofu. France du dégagé. France dégagé rek dëkk bi suuf. très bien. fekk tolluñu foofu. waaw ñu leen di tàggu ba suba ak jàmm. jërëjëf Ndoye Bane ñu ngi remercier itam soxna Jéegi Diop ndax moom itam ami de Wareef la bu ñu ko waxee rek Jéegi xel dina dem ci CDP ñi nga xam ne ñooy la commission de protection des droits des données personnelles autant pour moi du Sénégal et ñooñu nag feggoog benn association francophone des autorités xam nga nag ñooy organiser benn conférence bi nag ñu ngi ciy wax ne c'est pour le citoyen numérique maanaam ci citoyen numérique bi la ñuy waxtaan ñoom xam nga saa bu ñu waxee données perso yi rek ñu ngi ci wàllum portable ak yi am yëpp ci jamono ji kon ñooñu itam seen yëf dina nekk le 17 septembre ci hôtel King Fahd Place yéen ñëpp convié nañ leen ngeen mën a ñëw kon ñu ngi remercier bu baax a baax ñi nga xam ne itam ñoo jiite émission bi soxna Mia Ndour va nous manquer pour juste 2 jours ñu ñaanal ko dem ak jàmm ñëw ak jàmm incha allah remercier Mass remercier Papa Doudou Thiam moom dama koy wax dafa dégg daaj dafay xam fi nit waxee rek mu daal di lay feelu kon boo xale yi ci kër gi yëpp jàppale nu ngi leen di remercier May Boutique jërëjëf à toi Awa Djili yow itamit jërëjëf jox leen rendez-vous suba incha allah remercier bu baax a baax ki nga xam ne mooy borom Fatoumata coiffure ma nga nekk ci 648 56 648 56 bu ko defee nag xam naa balaa noo ñëw suba Pape Doudou dinañu am daal sedd yi yoo xam ne dinañu ko fi defar ak ki nga xam ne itam mooy Pathé Dia Eva Tra mi ngi lay seet yendu leen ak jàmm et bon appétit à tous